mbokku téléspectateurs yu télévision Futur Média ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen dalal itam ci sunu plateau spécial bi ñu fas yéene waxtaanee lu jëm nag ci wàllum gerte ponk bi nag di rek ëllëgug gerte gi fii ci réew mi loolu nag di li ñu taamu fas yéene ko waxtaanee di dal nag ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàll bi yàgg nañ ci mbay gerte itam am nañ ci expérience damay tàmbaleeg nuyoo bi sama ndeyjoor ki may jox kàddu di Modou Thiam sëñ Modou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. mu ngoog yow nag yaa jiite lii di UNIS nag di Union nationale interprofessionnelle des semences ci kanam tuuti daañu sóobu ci biir waxtaan wi ki nga dendal itam ñu jox ko kàddu muy Joseph Ndong nekk itam directeur collecte West African Oil teewal fii itam ñi nga xam ne ñoom ñooy huiliers yi Joseph ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay madame Dieng. mu ngoog ci sama càmmooñ Ousmane Ndiaye moo fi féete Ousmane ñu ngi lay nuyu yow it. mu ngoog yow yaay directeur général bu ASPRODEP muy association sénégalaise pour la promotion du développement à la base ñu fas yéene waxtaanee li ma leen wax rek muy lu jëm ci wàllum gerte gi ak itam taxawaayam ak ëllëg gi waaye laata itam ñuy door waxtaan wi xam ngeen ne dañoo nekk ci contexte bu xaw a spécial muy coronavirus wala Covid 19 wër àddina Sénégal itam mi ngi ci ay lim yu xaw a takku tax na nag waxtaan wi laata ñu ciy soobu rek dañuy jox kàddu sëñ Modou moom it mu yëkki jëmale ci askan wi. jërëjëf madame Dieng ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm ñi seetaan te di ñu déglu. di sant aussi borom télévision bi ak ñu fi liggéey. posé nga question bu am solo ndax démb ou bien fan yi bi ñu ma wooyee di ma wax émission bi. jëm ci wàllu gerte gi dama ne bala maa wax ci benn activité actuellement. xam naa ne ci coronavirus laa njëkk a tàmbale ndax tey jii wax dëgg yàlla moo lëmbee je ne dis pas Sénégal waaye moo lëmbee adduna bi. ba tax na kuy wax fi mu nekk nii war nga cee wax. ñëpp àndandoo di ci wax. ndax ñu mën koo sot. ci loolu nag la ma cee njëkk a def mooy gërëm le président ci mesures yi nga xam ne bii jël na ko. tout à fait. ñëpp ànd rafetlu ko. ak ministre de la santé aussi je pense que aussi am na matuwaay yu mu jël. yoo nga xam ne bii ci wàllu communication aussi. ak ci wàllu saytu ñi nga xam ne bii ñoo lañ wax ne ñoo yore feebar bi wala ñu xalaat ko ci ñoom. ak it communication bi dañ ko gérer entre le ministère de la justice la gendarmerie. pour que aussi ku ci wax ku ci nekk am li nga ci wax nga am foo ko teg. je pense que loolu tamit dina nekk loo xam ne lii. dina am solo ndax lu mel ni il faut nous gérer la panique ndax panique mën na indi jafe-jafe. tout à fait. gërëm nag les chefs religieux et coutumiers yi nga xam ne bi aussi. wax dëgg fa yàlla bi ñu jëlee décision ne nañ dakkal ndaje yi ñoom it def nañ ci seen yéene def ci seen ñaan waaye ànd ci te it lépp loo xam ne lii amoon nañ ko chantier ci ay ndaje mujj nañ ko arrêté. très bien contexte bi moo ko laaj kàddu yi itam rafet na kooku mooy Modou Thiam Joseph yow it am nga ci gis-gis ku ne xam na ni ñu ko waxee rek jamono ji ñu nekk moom contexte bi moo doy waar mu laal àddina Sénégal demul mu des mu junj itam lu am solo muy askan week gën a fàggoog yi bu weesoo solution yi nga xam ne proposé na ko ci gis-gisam. xanaa di gën a masawu àddina bi yëpp. du ma ko yemale Sénégal. président Thiam li mu si jot a wax liñ si war a dolli du bëri. xanaa jéem a ñaax tamit suñu gouvernement bi. ndax coronavirus bi fi mu toll tey am na lu muy andi ci marché internationaux yi yëpp fi mu nekk nii. dëkk yi yëpp ñu ngi commencé tëj seen ay frontières. ñii ñu ngi barricadé wu. psychose baa ngi installé wu te loolu noo def mu am lu mu jur ci koom-koomu réew yëpp. ak ci circulation wu produit yi ci dëkk bi yëpp foofu laa bëgg indi waxtaan bi ndaxte xam nañ ne li ñu fi dajale tey waxtaan ci avenir u filière u gerte la filière boo xam ne gis nañu ne ren 90% wu li ñu produire yëpp export la jëm. ma yaakaar ne coronavirus bi dina am lu mu changer ci géopolitique mondiale bi dina am lu mu changer ci économie mondiale bi. ba mu am peut-être ay répercussions ci exportation yooyu
léegi balaa loolu di yegsi industrie bi nga xam ne moom moo fi nekk nañu jéem a toog waxtaanaat xoolaat nu ñuy def ba préserver ko. lien boobu daal moom laa bëggoon def diggante actualité wu coronavirus bi ak waxtaan bi ñu dajale fii tey. très bien waxtaan bi ci kanam tuuti daañu ci dugg laataa ñu ci soobu rek ñu jox kàddu Ousmane Ndiaye moom it mu am lu mu yëkki. waaw soxna si ñu ngi lay gërëm de la sant def naa li ci sama naataango yi wax liñ ci yokk du bëri li may njëkk wax rek mooy biral ne kuréelu baykat yi ak baykat yi ak ñi nga xam ne ñoo dëkk ci àll bi coronavirus lu am la parce que day am ay wax yoo xam ne ñu ngi jib di wax ne nii la mel ba naa la mel ba mën nañ ko faje nii yaakaar naa loolu yëpp li ñuy ñaax nit ñi mooy nañuy déglu li ministre de la santé di wax ak tegtal yi nga xam ne joxe nañ ko maanaam nit ñi ñuy jéem a set fu ñu toll te aussi di moytandiku dajale nit ñi ci bërëb yu bëree bëri ñaareel ba moom mooy rek di sant parce que def naa ne Sénégal lu mel ni bu amee li muy wone mooy ñun ñëpp benn lañu benn boobu nag bennoo boobu yaakaar naa ne dañ ko war a fésal ko mooy solidarité def naa ne Mamadou Thiam am na lu mu ci wax waaye leneen di moom mooy ku ci nekk rek la nga war a def boo ko defee di nga muccal sa njaboot te di nga muccal waa réew mi. tout à fait donc loolu rek lañ ci bëggoon yow. mu ngoog ni ñu ko waxee ñoom it yëkkati nañu ay kàddu yu am solo jëmale ko ci jamono ak tolluwaayam rawatina itam Sénégal bi ñu nekk ak coronavirus bi dugg fi ñu ñaan borom bi rek mu jàppale ñu ba kaay yam fi te itam askan wi di gën a sàmmonte ak itam tegtali bu nu jugee ci loolu nag mën nañoo sóobu ci waxtaan bi defe naa ni ma fàttali ne tomb bi nu waxtaanee di tomb bu soxal bépp baykat rawatina ñu yëngatu ci wàllum gerte ndax ëllëgu gerte googu moo nu fi dajale wala boog ëllëgu mbayum gerte gi ku ne xam na ni gerte ak soloom dérivé ya bari na loolu yëpp ci kanam tuuti daañ ci jublu waaye laata ñuy dugg ci ponk yooyu rek ma tàmbali fii ak Ousmane ndax mën nañoo wax jamono ji ni filière agricole bi dafa am crise. waaw xam naa ne loolu mun nañ ko wax parce que loolu du ñun ñi nekk ci filière bi rek ñoo ko nangu waaye def naa ne ñu bëree bëri ci réew mi gis nañ ne gerte du ren rek at yi passé yëpp dafa nekk ay torof bi ci jiitu moom mooy daanaka li ñuy bay ci gerte at mu jot day mel ne ñaareel ba moom mooy coow dina ci bëri coow li moom mooy ci affaire u njëg gi beneen coow aussi mooy ci affaire bu ñu waree bay gerte di ngeen dégg coowu jiw di ngeen dégg coowu engrais nit ñi bu nawet bi wàccee ba ñu war a jaay ñu dikkati encore ci coowu njëg gi donc filière bu mel noonu comme ñu bari dañ koo séq du ñàkk coow yooyu mais nag coow yooyu bu yàggee ba yàgg la muy wane rek mooy am na lu doxul donc am na lu bari lu doxul ci biir filière bi donc loolu moo tax ñu ne filière bi dafa xaw a feebar. d'accord lii doxul ci kanam tuuti daañ ci ñëw waaye damay yem foofu rek ba tey ci wàllum crise moom nee na xel mën na jàpp ne crise am na mais loolu nag dina am ñoo xam ne dañ ci bëgg leeral ndax léeg-léeg ñu gis ay nit génn ne campagne bi baax na ñeneen ñi waa kaw gi jooytu ñoom it ne campagne bi doxul mu mel ni coow li itam bari na. loolu mooy li nga xam ne bii moo ci nekk pour ñi baax na pour ñi campagne bi baaxul loolu nag kon ma jàpp ne filière bi am na dérèglement man loolu dérèglement sax laa koy mën a tuddee ndax filière bi dafa nekk loo xam ne lii dañ koy tuddee une chaîne de valeur maanaam acteurs yu bari dañ ko bokk muy baykat bi muy opérateur bi di commerçant bi muy transporteur bi muy industriel bi ni ñu koy waxee muy transformateur artisanal bi muy exportateur bi donc ñooñu ñëpp dañoo bokk ci chaîne bi te campagne bi ni mu tëddee ren
dafa mel ne ñu ci bari gisuñu seen bopp. ci campagne bi mais nag baykat yi d'après ni ñu waxee gis nañ ci seen bopp. chaîne de valeur nag balaa mën a équilibrer filière ñi ci nekk ci chaîne de valeur bi yëpp dañ ci gis seen bopp waaye bu ñee gisuñu seen bopp ñële gisuñu seen bopp loolu mooy indi ne y a un dérèglement du système. su boobaa nag maris na ci proposer ay solution xëy na dañ àgg ci solution yi. ci kanam lay doon. waaye li ma jàpp daal mooy dérèglement am na ci. ndax ñii kontaan nañu ñëlee am nañu problème. donc loolu mooy situation bi nga xam ne bii mooy bilan bi nga xam ne mën nañu ko tirer au sortir de cette campagne. Joseph. jërëjëf madame Dieng man nag sama bët bi day doon bëtu huilier. bi fàttali rek ne yow tam yaa fi teewal aussi les huiliers. man maa fi teewal huilier privé yi. ñun nag campagne ren bi moom suñu usines yëpp tëj nañ. soo xaymaa tey quantité bi ñu collecté ci usines yi. pour campagne bi yëpp mu ngi toll ci 26 400 tonnes. fi nga xam ne lu toll presque ci 355 000 tonnes exporté nañ ko jéggaane ko bitim réew. filière bi nag dafa nekk loo xam ne ni ko président Thiam waxee dafa nekk mel ni ay maillon wu benn chaîne. benn mënu ci dem soo àndul ak sa morom. tey def campagne boo xam ne dafa am ñu ci gis seen intérêt ak ñoo xam ne génnuñu ci loolu dafay tas filière. am na ñu ma dégg ñu naan ren béykat yi ñoo aye. mais béykat yi suñu ayee ren usines yi jaaree fi tëj déwén usines yi suñ fi nekkul béykat bi dina am ay jafe-jafe. manque à gagner lay doon ci kanam tuuti daan ci ñëw mais sànq Ousmane yaa ngi naan mën nañ ne crise am na waaye dañoo war a taxaw ci lan moo doxul donc mbir mi fan la jafe-jafe bi dooree lan moo waral situation bi. jafe-jafe bi mi ngi dooree ci ñun ci baykat yi. li ñu mën a wax moom mooy fi mu ne gerte li ñu wax rendement bi dafa nekk lu suufee maanaam nit dina bay toolam bay lu tolloog hectare lam cey am daanaka dina tolloog juróom-benn bërigo ba juróom-ñetti bërigo loolu nag lu ko indi moom mooy jiw bi am na jafe-jafe maanaam jiw bu baax dañ ko doon déggee bu yàgg-yàgg dafay nekkatul ñaareel ba moom mooy taw bi fi mu toll nii tembe c'est que gis nañ ne taw na mu doon tawee melul noonu te loolu nag dañu gis ne baykat yu bari bu fekkee ne bëgg nañ ci aaru c'est que bu fekkee ne dafa bët sebbi na te amoo semoir boo jiyee te fi ak ñaar ñetti fan daanaka boo jiwul presque li ngay ñàkk ci rendement dina bari loolu aussi jafe-jafe la donc ñu gis ne li njëkk a nekk ci filière bi di jafe-jafe mooy suñu mën-mën suñu capacité ci productivité suñu productivité tuuti na ñaareel ba moom mooy comme ni ko sama naataanga yu waxee c'est que ñun ñi seq filière bi c'est que toog di weccante xalaat du xool ku nekk nan lañ mën a def ba nga gis ci sa bopp loolu aussi xaw na nekk lu néew te loolu bu amul yaakaaruma ne effectivement dinañ mën a jëmale filière bi kanam ba ca des nag mooy ñun ñi nga gis fii ku ci nekk da ngay lijjanti say mbiru bopp même buñ dee ànd c'est que nag dañoo am kilifa muy état bi moom aussi moo war a fexe ba nga xam ne réew mi ni fi privé yi liggéeyee mu am lu ñuy wax environnement favorable maanaam ay règles yi nga xam ne dina tax nit jël xaalisam wóolu ko def ko ci liggéey bi ba nga xam ne dina ci gis boppam mais aussi doomu réew mi dinañ ci gis seen bopp état bi dinañ ci gis seen bopp. tout à fait. Voilà. Très bien bokk yéen a bokk ëtt bi dafa mel ni waaye liñ fay tase du bëri su ma ko waxee nag ci ay waxam rek laa jëlee ci ñàkk a toog diisoo lu baree bari ba gis jafe-jafe kon mu mel ni ñu bëri am nañ ci seen part de responsabilité. Joseph. Effectivement mbir moom ay nit suñ ko bokkee
dañu war di toog di ko pencoo waaye ku nekk su xoolee sa intérêt bopp su boobaa dafay am ay jafe-jafe ci filière bi mais li ma si bëgg a dolli rek mooy ne tey béykat bi intérêt bi mu gis tey ci exportation bi présence su industrie bi li fi usines yi nekk daf si am lu muy joué laaj ma lu tax chinois bi su fi weetoon ci marché bi du soxla proposer prix bu cher lu mu fi fekk moom lay fay mais usine bi muy xëccool gerte bi moo ko jaral muy yëkkati njëg donc usine bi bés bu fi jógee chinois bi dootul soxla yëkkati njëg muy benn beneen bi mooy lan béykat yu bëri dañ ñuy laaj ay producteurs di ñu ne waa yéen lan moo tax chinois yi mën a jëndee loolu te yéen mënu leen jëndee prix boobu te ñun loolu mooy raison fondamentale bi waral suñu campagne ren jafe mooy prix bi chinois yi doon jëndee ñun usines yi ku ko jëndee liggéeyee ko da ngay perte te loolu mu ngi lalu ci protocole boo xam ne état du Sénégal moom moo ko signé ak chinois yi ci biir protocole boobu chinois bi génnee ne amul benn taxe bu muy teg ci gerte bu jóge Sénégal war a dugg Chine tey gerte bu ñu produire fii suñ koy yóbbu Chine du fay benn taxe mais protocole boobu ba tey dafa ne gerte buñ produire Sénégal nal ko def ko diwlin usine u Sénégal yi di dox diwlin boobu soo koy dugal Chine di nga fay 10% de taxe ak TVA te ñun ñëpp exportateur bi ak huilier bi ñu bokk fi ñuy jëndee gerte bi mais kooku dina mën a fay njëg boo xam ne man su ma ko fayee daanu ndax loolu ñuy wooyee ci tubaab distorsion de concurrence muy benn taxe boo xam ne chinois yi dañ ko def à l'entrée yemale ko ci gerte yemale ko ci diwlin bi ba pare exonéré ko gerte bi loolu ñoom dañ si am intérêt parce que gerte boobu matière première la luñ si gën a jot seen usines yi gën a dox mais lu si gën a génn usine u Sénégal yi di tëj. tout à fait ponk bu am solo mu wax ci lu jëm ci wàllum concurrence bi laata ñuy defaat sax taxaw seetlu foofu bëggoon naa nga ñëw ci yow tamit bu fekkee am nga ci gis-gis jafe-jafe yi lan moo ko waral lan nañ def ba agsi fii. bon comme ni ko sëñ Ousmane waxee. effectivement jafe-jafe am na sunu première jafe-jafe moo laxasoo ak li ñuy wax productivité. maanaam nous avons des rendements extrêmement bas par rapport au marché international. parce que réew yi nga xam ne bii ñoom la ñuy xëccool te moom mu ñëw ci léegi daanaka seen rendement moo gën a bari lool suñuy rendement. am na réew yoo xam ne seen rendement dépassé na 5 tonnes à l'hectare. ñun à peine la ñuy def 1 tonne à l'hectare en moyenne. donc loolu nekk na loo xam ne tant que des problèmes de productivité aussi réglé wuñu comme ça dans la production te comme ni mu ko waxee yu bari laxasu ci productivité ndax productivité laaj na nga am de la bonne semence laaj na nga am une bonne fumier engrais ci sa tool laaj na nga am ndox mu doy laaj na nga am suuf su baax yooyu yëpp nag day ay facteurs yoo xam ne yi tey jii buñ ko càmbaree am nañ ci ay gàllankoor ak ay jafe-jafe. tout à fait mu mel ne kon loolu war nañ cee waxtaan mu jëm ci production buñ jógee ci production dañuy dem ci commercialisation am na ay acteurs yu fi nekk loolu li may ñaax baykat yi mooy gan gi buñ ko weccee dëkk bi opérateurs yi ñu am ni ñuy liggéey ak ñoom nañ leen fonk ndax gan gi moom ñaare day bàyyi ba mbay mi ñor mu ñëw waaye ñoom ci nawet bi am nañ habitude di lëkkaloo ak opérateurs yi ak banques yi des fois même ak huiliers yi ñi di leen financer ci ay di jàppale ci engrais di jàppale ci ay semences. très bien kon nag ak lu mën a xew nañu fexe ba opérateurs yi aussi ñu bàyyi leen xel jéem a rafetal diggante bi ñu gën a mën a ànd. très bien pour que production bi mën a tegu ci aw yoon. su ma leen déggee ñuy wax maanaam ñeneen ñi nga xam ne dañoo wàlli si ci biir dafa mel ni dañoo dem ba ñoom ñi ngi waaj a nangu marché bi wala bu ñu ko nanguwul ba pare donc man question yi ma bëggoon a laaj moom mooy rendement bi Sénégal fan la ci war a mën a toll laata muy nangu ñu ibbi buntu exportation yi beneen bi moom mooy ñi nga xam ne dañoo ñëw bokk ci tudd ngeen leen sànq moom mooy chinois yi ndax seen doxalin dafay wane ne ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité dañoo tuddul tëraayu ndey ji seex maanaam yamale dafa manqué ci biir. def naa ne
il faut aussi ñu leeral ne Joseph mi ngi wax ne 300 000 tonnes la ñu exporté ama 300 000 tonnes kooku def naa baykat yi yemu laal ñu néew lañu donc buñ ne baykat yi kontaan nañ dafa mel ne dañuy maasale fekk na ñi jot a jaay chinois yi ba xaw nañoo néew en tout cas c'est pas la majorité kooku benn la ñaareel ba moom mooy fii ci réew mi quand même nit ñi comme Modou li mu wax c'est que ñi ngi jéem a liggéey pour fexe ba nga xam ne ñi nekk fii ci filière bi ñu àndandoo ñun suñu kuréel jéem nañu lëkkaloo ak ñi dëkk ci dëkk bi fexe waxtaan ba nga xam ne at mu jot bu nawet bi jibsee nit ñi dinañ mën a am jiw dinañ mën a am engrais loolu nag dafay loo xam ne ren ni nawet bi demee ñun am nañ ci jafe-jafe parce que nit ñi bor bañ leen joxoon am na lu bari ba léegi mi ngi des ci biir nit ñi donc dama yaakaar ne rendement bi nga xam ne moom lañ war a am pour que réew mi mën a ubbeeku il faut que rendement bi ñu jóge ci 600 800 kilos yéeg ba une tonne 200 loolu nag am na loo xam ne ci ñun la nekk bu mu nee ñun mooy baykat yi huiliers yi semenciers yi mais am na ci loo xam ne mu ngi ci loxo gouvernement bi donc productivité parce que gis nañ ci àddina réew yu nekk secteur bu mu mën a doon bu fekkee ne que gouvernement bi aaru ko protégé wu ko ba mu àgg fa mu war a àgg pour mën a joŋante ak bitim réew loolu boo ko defee rek secteur boobu boo moytul dina sonn dina daanu donc gerte gi foofu lañ toll ñaareel boobu moom mooy dama yaakaar ne fii Sénégal suñu gerte gi war nañ ko mën a aussi liggéey ci noo xam ne dinañ ci def diw boo xam ne Joseph du ko yóbbu bitim réew di ko jaay mais ñun Sénégalais yi ñu koy jëriñoo di ko consommer parce que quand même ñun ñëpp Sénégalais yi suñu soxna yi diw dañ koy tàngal ba mu sens kooku nag diwlinu gerte moo ci gën bu dee yeneen diwlin yi dina indi ay jàngoro très bien donc ma yaakaar ne wax jooju yëpp vraiment war nañu am ëtt boo xam ne ñoo ko seq dañuy toog ñu seet nan lañ mën a def ba gerte gi ñu koy bay am ci tonnage bu gën a bari mën ko jaay njëg gu xam ne dina baax pour consommateurs yi mais également huiliers yi gis ci seen bopp ba mën a def dëwlin ba réew mi di ko mën a jëriñoo di ko jëriñoo Ousmane dégg nga sànq li nga xam ne Ousmane Ndiaye moom la ñu wax sëñ Modou yaa ngi dégg Ousmane li mu yëkk ci ay kàddu mu jëmale ko ci wàllum askan wi di ko consommer ak yu mel noonu waaye itam xoolaat diggante bi ba ak yamale war cee mën a am. li mu wax mooy dëgg lim naa léegi ñi nga xam ne bii mooy acteurs yi seq filière bi acteurs yooyu nag yàlla da leen a baaxee ñu am kuréel goo xam ne bii ñoom ñëpp ca lañ bokk muy le CNA di le comité national interprofessionnel de l'arachide daanaka néew na looy gis kuréel goo xam ne gii dina ëmb tous les acteurs d'une filière. Très bien. ñaare sax day am yeneen i kuréel yu wujjee moom wala nanga waaye gii moom yàlla baaxee na ko ñëpp ci lañ tënku muy producteur muy opérateur muy transformateur muy exportateur kon nag mu mel ni kuréel googu moom lañ war a gën a ñaaxaat mu def liggéeyu dajale acteurs yi ndax fii ne tamit ay la yéwén waxtaan jot na duñ ne passé na waaye jot na nit ñi toog càmbar filière bi de la production à la commercialisation à la transformation industrielle artisanale à l'exportation et au financement ndax ñeenti juróomi domaine yooyu yëpp lu ci nekk am na luñ ci war a wax am na luñ ci war a réparer am na luñ ci war a yokk te loolu ki ko mën a organiser mooy ki nga xam ne kii moo ëmb ñëpp muy le comité national interprofessionnel des semences di la CNA. Très bien. weccoo bi ma mujj a weccoo ñoom ay kàddu nag mel na ne loolu ma ngi ci seen xel ñuy profité ci tribune bi di leen ci gën a tey ñaax
ne leen aussi lu jot na waaye duggaat campagne bii nag te tooguñu tirer les leçons de la campagne passée. Tout à fait. Jeter les bases pour corriger yenn dérèglement yi. loolu jàpp naa ne mbir la moo xam ne bi jot na. tey defe naa ne filière bi réclamé na ko. Filière bi lu mu réclamé la Joseph xam naa ni foofu ñu taxaw itam sa domaine la muy production exportation arachide chiffres yi leer na mu mel ne sax itam bu weesoo sax loolu di ngeen ci ñëwaat da ngeen a gis yeneen itam ay irrégularité yoo xam ne campagne bi buñ ko dooree décembre am na ñoo xam ne sax avant décembre ñu ngi doon dugg ci marché bi di def seeni feemi bopp ngir am mbir mi kon mu mel ni jafe-jafe itam bari na te itam toog waxtaan gi mënta ñàkk. ponk boobu nga yëkkati dafa di ponk bu am solo torop ndax ni nga ko waxee kilifa dafa war a yemale njabootam kumba am ndey kumba amul ndey baaxul surtout ci lu mel ni filière ni nga ko waxee ñun suñu campagne état bi moom moo fixé date de démarrage au 3 décembre. 3 décembre. mais avant le 3 décembre ñun camion gerte yi ñu ngi ñuy romb. chinois yi jëndi ko. depuis à partir du mois de novembre chinois yi dañuy commencer jënd gerte bi parce que Sénégal dafa am lu ñuy woowee ay variétés précoces mooy 55 bi ak copp bi mooy njëkk ñor. variété à cycle long yi. gerte boobu di njëkk ñor nag ñun daanaka balaa ñuy dugg campagne day fekk chinois yi collecté nañ ci lu takku. te loolu ñun mënuñ ci dara ndax suñu usines yi dafa am benn décret bu ñu tënk. mais décret boobu dafa mel ni ñun rek lañ ko bindal exportateur bi nu ko neex jëndee fu ko neex jëndee du respecter point de collecte fu ko neex mu taxaw collecte itinérante bi ñuy tere sax mooy jël benn camion di dugg ci biir gox-goxaan yi di fa jëndee gerte ñoom dañ koy def te kenn du leen wax dara. mais loolu est-ce que dafa am ñu ko war a dénoncer. ci lañ dëkk de ñun ñii acteurs yi boog nga xam ne daf ñuy impacter parce que ñun loolu. daf ñuy yàqal lu bari ci suñu liggéey mais yemul foofu parce que ñun suñu point de collecte bu nekk usine bu nekk day am benn équipe contrôle économique boo xam ne ñun ñoo leen di fay ñu affecté leen foofu ñu taxaw camion bu dugg ñoom ñoo koy saytu càmbar ko calculer abattement yi ak lépp camion bi soog a wan a wàccee te loolu gis nañ ne am na point de collecte chinois yoo xam ne amul ay équipe contrôle économique wala ñi fay ñëw it dañ fay ñëw xool dem donc ñooñu est-ce que ñu ngi appliquer prix bi ñu wax est-ce que ñu ngi respecter toute la réglementation bi nga xam ne daf fi nekk mu nekk benn décret boo xam ne dañ ko voté loolu tamit dafay indi ay problème ay jiixi jaaxa ci diggante acteurs yi su fekkee kii dañ teg ci kawam loo xam ne teguñ ko ci kaw keneen. acca da nga am loo ci bëggoon dolli. waaw lenn moo ci am solo fi ñu toll nii comme ni ko Ousmane waxee président Thiam wax ko. président sax moom daanaka daf ci boole ngëm yàlla bu bari ndax maa ngi dégg mu ne trop tardul mais ñun huiliers privés yi fii ñu toll nii surtout ñi nga xam ne ay étrangers la ñuy liggéeyal di liggéey ak ay capitaux étrangers ñi ñu séqal liggéey bi fi mu ne nii ñu ngi xalaat bu baax a baax tëj seen usines yi te toxal leen ci yeneen dëkk yoo xam ne environnement bi dina gën a favorable te foofu laa ne nag comme ni ko Ousmane waxee dafa jot ñu convoquer acteurs yi nga xam ne dëgg-dëgg ñoom ñoo yëngu ci filière bi ñu identifier leen toog ñu waxtaan am loo xam ne mën nañ ko teg wut comme ay solution. sànq yaa ngi junju nga ni am na seen bërëbu liggéeyukaay yoo xam ne dafa tëj kon mu mel ni conséquences yi aussi bari nañu. conséquences yi moom ci ñun bi may njëkkee mooy conséquence bi ci gën a tiis mooy ñi ci ñàkk seen liggéey ay junne nit yi nga xam ne. ci gerte bi lañu yaakaaroon seen xëy te ren jotuñoo liggéey loolu mooy conséquence mu njëkk bi ci topp mooy suñu usines yi ci tëj lañ jëm faillite la ñuy déclarer suñu usines yi bés bu ñu leen tëjee wax naa ko sànq béykat bi dina am ay jafe-jafe ndax filière mënul dépendre ci benn débouché à l'export kese gis nañ dans les années 60 les années 70 gis nañ ne président africain yi li ñu doon gën a jooy mooy que suñu économie yi dafa basé wu woon ci exportation de matières premières ak importation de produits manufacturés loolu di causer benn déficit ci suñu balance commerciale fi mu nekk nii yemuma ci gerte bi mais suñu usines yi dañ doon produire lu toll ci 60 000 tonnes huile par année
yoo xam ne moo nekkoon apportu Sénégal ci marché international bi mais yemuloon ci diwlin bi ràkkal bi ñu doon produire fii lañ ko doon consommer société yi nga xam ne ñoom ñooy defar aliment bétail bi du ma leen tudd fii ndax bañ leen defal publicité société yooyu tey am na 80 000 tonnes ràkkal yoo xam ne ñun dañ ko doon produire di leen ko jaay mais ràkkal boobu ñoom dañ ko nar a importer remplacer ko par tourteau de soja loolu dafay gën a accentuer déficitu balance commerciale bi fi may daanelee mooy ne tey opération exportation wu gerte amul njëriñ ci suñu économie ngir ndax lan tey ministère daf ñu koy jiiñ sax naan waaw subvention yi dafa diis mais subvention bi producteur bi la ko jagleelu ko huilier bi producteur bi la ne gerte gis naa ne ci marché international bi 140 wala 150 la war a jël waaye huiliers yi nañu lever seen fonds jënd production bi à 210 francs ak seen propre fonds yoo xam ne ñoo koy lever seen bopp ñoom ñooy supporter seen charge financière yi léegi campagne bi su jeexee ñu toog ñu xayma ku nekk li mu jënd ñu xool ñaata lañ la war a fay ndàmpaay boobu nag soo toogee ñaari at fayuñ la ko banque bi topp la ak ay bor di si teg ay intérêt débiteur day dem ba mujj gi yow li nga si doon wut sax da nga koy ñàkk. doo ko am. Ousmane wax na ci conséquences yi moom Joseph ba wax itam ponk yu am solo yooyu mu junj léegi ndax gis-gis boobu nga am aussi. waaw xam nga ñun dañuy gaaw a fàtte rek ren la chinois yi ñëw mais ñetti at ci gannaaw kenn newu fi woon ñetti at ci gannaaw benn chinois taxawul ci réew mi c'est que ñun de kuréelu baykat bi nga xam ne falaay liggéey ñun li ñu gëm mooy dañu war a fexe ba nga xam ne bala ñoo bay ñu jaay bala ñoo bay dañuy jaay ñeenti at a ngi nii nag ñu ngi koy def ñeenti at a ngi nii subvention boobu ngeen di dégg ne gouvernement mi ngi koy def ci jiw di ko def ci engrais suñu kuréelu baykat yi laaluñu ko jegewuñ ko donc baykat yooyu dañoo jënd seen jiw ci li ñuy wax ca njëgg engrais bi ñu jënd ko ca njëgg bay après jaay ca njëgg mais nag dañ ko def ak nit ñi nga xam ne ñi ngi fii ñoo xam ne usine Joseph bi yàgg-yàgg bu fekkee ne jafe-jafe yi weesu na usine bi du toxu alors que waa ji nga xam ne man du ma ko tudd dafay toog rek ba mu ñor mu ñëw bu fekkee ne marché bi neex na mu ñëw bu naqaree du ñëw loolu beneen conséquence bi muy indi mooy buñ ci taxawul jël ci ay matukaay nit ñi dinañ bay mu làmb am na ay at yu ñu fi dale gerte gi lamb te bu lambee nag du wóor moom mooy baykat bi moo ci njëkk a sonn parce que moom moo def alalam jël njabootam liggéey ci bon te mënul jaay gerteem te nag mënul jël lépp maafe ko baa mu dëxin ko baa mu def ci ñalaŋ mënu ko donc beneen conséquence bi tam moom mooy suñu réew mi économie bi gerte daf ci am maanaa tout à fait parce que gerte du dëwlin rek gerte ñi nga xam ne ñi ngi defar chocolat dañ ko soxla dëgg la am na ñeneen ñoo xam ne da nga am dañu soxla gerte pour def ci leneen beneen bi moom mooy gerte doom bi la ñu yaakaar ne moom la ñuy jëriñoo mais gerte amul lenn luñ ciy sànni xollitu gerte dañ koy jëriñoo ngooñ bi dañ koy jëriñoo donc ma yaakaar ne loolu yëpp pour réew économie dox li am moom mooy machine bi nekk fii ci réew mi di économie bi moom moo war di togg loolu mën ko tasaare ba ku nekk mën cee jot très bien yéen a ngi tàmbali sax junju solution yi waaye bala may jàll ci beneen ponk rek ma bëgg a des rek ak Modou Thiam sànq ci njalbeen gi yaa ngi wax mbirum chaîne de valeur mais bu conséquences yi buñ ko xoolee gis nañu itam rupture dafay am te itam jafe-jafe yi day gën di bari. soxna si effectivement loolu laa wax léegi jafe-jafe am na ci certains maillons de la chaîne de valeur boo xoolee huile yi ñoo xam ne ñii dañ daan def ay 300 000 tonnes 400 000 tonnes bu ñu eggee ci 27 000 tonnes
loolu ku newul jafe-jafe amul jafe-jafe am na. 27000 tonnes daanaka du liggéeyu usine. benn usine sax bi ci gën a tuuti. objectif de production de collecte am 30000 tonnes loolu. kon nag bu ñëpp dajaloo am 27000 tonnes maillon boobu moom am na problème. moom mooy débouché yi. voilà opérateurs yi tamit nañ daan liggéeyu ko ndax opérateurs yi ñu ci bari usine leen doon liggéeyal. donc ku daan dajale 40000 tonnes 300000 tonnes tey nga dajale 26000 tonnes kooku it buñ ne jafe-jafe amul foofu kenn du ko weddi. ñun semenciers yi sunu problème mooy leen te mooy li ñu wax ci gan ñi nga xam ne bi ñoo ñu wuy si gan ñi leen fi indi bu ñu ko fàttalikoo aussi moo doon problème mu jafe-jafe commercialisation boobu ñu amoon moo taxoon à un moment donné autorités yi wax signé ak Chine ay accord pour que chinois yi mën a ñëw jënd si gerte gi maanaam wàllu si ci jëndam gerte gi waaye ñun liñ ciy déplorer en tant qu'acteur du li ñuy ñëw ñoom ndax am réew boo amee loo xam ne li ñëpp dañ ko soxla loola ndam la aw ñaax la ñun dañu war a góorgóorlu tey jii pour augmenter suñu production bu dee 1 million de tonnes la ñuy def war nañoo fexe ba def 2 millions de tonnes 3 millions de tonnes mën a jaay Chine parce que loolu ay richesse la loolu alal la ndax ñoom bëgg nañu li ñuy defar ndax nit a ngi bay ba pare di lambale ñun nag bu nu kii ñi di ko xëccoo moo di ne ñun ci wàllu production war nañ ci ànd ak état bi mu gunge ci nit ñi ñu gën a dolli production bi ni ñu koy dollee mooy renforcer la productivité. donc loolu pour dire que étranger yi génne wuñu nit ñi ci kaw bu fekkoon ne encadré nañ leen. c'est-à-dire seen intervention moom lañ encadré wul. ñoom ba ñu ñëwee dañu waroon a toog seet dëkk bi ni muy doxee. ñu tënku ca li dëkk bi di doxee. très bien waaye bu fekkee ne dañoo ñëw nag ñoom am une certaine liberté comme ni ko directeur waxee tout à l'heure ah jàll ba ca buntu baykat ba mu jëndante ak moom. ah baykat ba xëy na da ci gis boppam de. waaye est-ce que ëllëg. dana ñëwaat est-ce que ëllëg noonu lay demee. tout à fait gan ñi nag buñ taxee ñi rey ñi fi nekk. ba ñu dee bis bu gan ñi ñibbee boo di fu ndànk. yoo xam dina jëf fuñ ko foogewul. kon nag bëgg nañu nit ñi ñëw pour jënd si. waaye état bi nga xam ne bi moo am un rôle régalien. na réguler ñi nga xam ne bii dañuy ñëw di fi jënd si ndax ñi ñëw di jënd si. war nañoo mën a saafoonteeg ñi ñu fi fekk. waaye ñun tey jii ñooñu xamuñu ci kenn. mënuñu ne benn entreprise nii la tudd. mënuñu ne benn acteur nii la tudd. te ils ont exporté plus de 300 000 tonnes. kon ñooñu ñun ñu nekk ci filière bi tey. waroon nañ tey bu nu laajee ñu ne ah entreprise sangam kat gan la fi entreprise sangam. tey jii plateau bi tey amoon na nu mu doon demee war nañu mën a toog fële. jàkkaarloo ak ñun. nuy waxtaan ci lu jëmale. filière bi kanam boobu partenariat mooy partenariat boo xam ne bii. moo mën a am mujj. waaye partenariat boo xam ne bii partenaire ba day ñëw rey ña fa nekk. tout à fait boobu partenariat aussi je pense que il faut lu jar a xoolaat ci biir filière lu ñu war a xoolaat la Joseph mu mel ni sax manque de matière première yi nga xam ne am na moom mooy waral ba débouché yi tamit ñu koy ñàkk lu bëri. la tableau bi ñuy projeté nii sa ginnaaw sax daf koy wone. problème mu statistique fiable li ñu am. ndax tableau boobu tableau bi ni mu wonee mooy soo seetloo depuis les années 70 consommation locale bi mooy tey production gerte nii lañ koy xaajee dañuy njëkk a jël wàllu semence yi ñu jël wàllu yi usines yi jël di consommer li ci des moom la ñuy consommer localement moom la nit ñi di lekk fii ci Sénégal mais soo xoolee depuis les années 70 li ñuy xayma ci consommation locale dafa jékki-jékki yegg ci ay chiffres yoo xam ne dara justifié wu ko. dafa jóge ci ay 200 000 tonnes ba toll ni soo xoolee courbe bi. depuis 2013 2014. dafay jàll ci ay 500 000 600 000 tonnes ba ren suñ ko xaymaa différence bi ñuy am. diggante collecte locale bi collecte officielle bi ak chiffres yi nga xam ne moom la ministère di joxe différence bi day dem bay waaj a jege 1 million de tonnes. donc chiffre yooyu moom mooy justifier tey ñu ne su dee 1 million de tonnes am na usines yi mënuñ ko jël mënuñ ko nal donc nañu jël benn xaaj ñu yóbbu ko ci exportation. tout à fait. mais su fekkee tey li ñu xaymaa muy dëgg production bi weesuwul ay 500 000 wala 600 000 tonnes su boobaa li doon yoon
mooy ministère de l'agriculture dañu waroon jël ay mesures conservatoires parce que ñun fii toujours dañuy jaxase prévision ak récolte mun nga distribuer ay semences nga ne sama prévision bi par exemple 1 million de tonnes laa bëgg am mais suñu deqee gerte bi ba naaf ko ba bàcc ko su boobaa da nga war a xaymawaat li génn ba xam ndax méngoo na ak li nga xam ne moom nga doon xaar mais munoo ñëw ne rek li ma doon xaar moom laa am at bu nekk nga ne yow li nga doon xaar moom nga am ndax ren jii nii déclaré fi 1,4 million tonnes pour man loolu du lu mën a nekk léegi ci solution yi nga wax man première solution en tout cas ñun huiliers privés yi première solution bi nga xam ne ñu ngi si ñaan vraiment président de la république mu dimbale ñu ci mooy li des si bor yi ñu fay ñu ko. justement dette boobu laa bëggoon a ñëw sax nga jàll ci kon bu ñu dafa mel ni dañ doon am ay dégg-dégg ñu naan fay nañ bor bi alors que seen koppar ñi ngi ci loxo yi ñi nga xam ne ñoom ñoo yore mbir mi nan la demee ak tolluwaayu bor bi. xam naa déclaration boobu erreur la woon rek ndax am na luñ ñu fay ci bor bi. mooy reliquat liñ ñu deseloon ci campagne 2017 2018. loolu fay nañ ñu ko. ñun West African Oil fay nañu ko léegi nag boru 2018 2019 bi mooy campagne bi ñu weesu ñu ngi ko waroon fay balaa campagne bii di door 2019 2020 bi bor boobu mu ngi toll ci 13 milliards 500 millions huiliers yi yëpp soo leen jëlee ensemble boole ci Sonacos mais huiliers yi privés yi ñoom ñu ngi ci am à peu près 7 milliards 500 millions yoo xam ne ba léegi fayuñ ñu ko te campagne ren bi ni mu demee indi na ay jafe-jafe yu bëri ba suñu banques yi ñu ngi topp suñu ginnaaw pour ñu fay leen bor yi nga xam ne ñoom lañ leen deseel ñu doon lancer un appel vraiment solennellement au président de la République pour mu dimbale ñu si bor boobu. Deuxième solution bi ma bëggoon proposer mooy comme ni ma ko waxee sànq. solution bi nga baal ma dinañ ci ñëwaat. xam naa moom mooy tëj peut-être bu ñu bëggoon rek am lu ñu mën a wax ci bor bi sëñ Thiam. Ousmane. waaw xam nga bor bi def naa ne yoral nañ huiliers yi mais aussi yoral nañ ñeneen ñun dañ yore ay coopérative amee ay groupement ñooñu aussi bu nawet bi jibsee dañ leen di laaj bu ñu amee jiw ñu joxe ko jiw boobu nag bon effectivement dañ ci sant di ci gërëm gouvernement parce que gouvernement bi daf naan jiw bi nangam lay jar par exemple bu dee jar juróom-benn fukk gouvernement bi ne baykat bi di nga fay ñaar fukk ak juróom-ñett la koy mottali juróom-benn fukk man gouvernement maa koy fay kooku yéene bu rafet la bu baax la waaye nag ñun suñu coopérative yi dañu amul doole huiliers yi donc boo leen yorelee bor lu toll ci 100 tonnes rek boo ko yoree daanaka xaalis bu takku la te kooku boo leen ko joxul banque bi moom xam nga amul ndey amul baay amul jarbaat amul lenn banque moom waxtu woo ko yorelee xaalis bu àpp ba jotee boo fayul am na ay daan yu mu lay teg. Tout à fait. Donc fi mu nekk suñu coopérative suñu groupement yu bari ñu ngi nekk ci jafe-jafe boobu. Et li may wax rek moom mooy gouvernement bi yéeneem rafet na waaye nag ñun ñii itam toog fii ak yeneen acteurs yi ñun ñoo war a seet. nee nañu bët du yenu mais xam na lu bopp attan te li wóor moom mooy ñun ñi ku ci nekk mën ngaa wax lu la neex mais bu jëf jotee la nga mën dañ ngay def. Tout à fait. Donc war nañoo seet nan la ñuy waxtaanewaat ba nga xam ne mbiru subvention boobu ñu seet nu ñuy fexee ba nga xam ne du gaañ gouvernement bi mais du gaañ huilier yi du gaañ baykat bi du gaañ opérateur yi te loolu comme ni ma ko waxee rek li koy saafara mooy fii Sénégal bu fekkee ne ñun hectare bu nekk ñu ngi continuer di ci am 600 kilos 800 kilos mbir mi du sotti mukk. Très bien. Voilà. Très bien solution yi xam naa la ñuy jeexalewaat ndax itam xam naa ne ñàkk lu leen ci bëgg a yokkaat mais Modou wax tuuti rek ci bor bi. waaw bor bi moom comme ni ko ñëpp waxee bor bi moom maase na ñëpp a am jafe-jafe ci bor bi. bien vrai que nag état bi quand même temps yi am na jéego yoo xam ne def na ko. en tout cas ci wàllu opérateur ci lu ma xam. leneen la ci gën a neexit mooy ubbeeku na ak ñun ci ay solutions yi nga xam ne bii moom la naal pour
régler li nga xam ne bii moo ci des. man nag sama problème mooy huiliers yi ni ñu mën a xamee ne yore nañ leen nangam ñun opérateurs yi dafa xam jafe ci ñun. lu tax ndax benn bari nañu te opérateur économique ku nekk ak da ngay toje sa bopp janax maanaam la nga am ci bor wala la nga am ci facture ñaare ma sàmba du ko xam ma demba du ko xam ba tax na ñaare pour nga bu la état bi waxul ne yore naa nangam pour nga xam ne yore nañ opérateurs yi nangam du yomb mais nag li am solo mooy yore nañu opérateurs yi xaalis boo xam ne bi bu am solo la. très bien bor bi nag ñun bu ma dee wax en tant que semencier damay ñaax aussi état bi ne leen semence moom dafa am fu ñu ko war a mën a collecter ndax semence mois de novembre décembre janvier au plus tard semence war nañ koo tànn dugal ko ci seko yi waaye bu fekkee ne opérateur bi dem na ba le mois de novembre te fayuñu ko borom maanaam du mën a amaat financement ci banque bi. tout à fait su amul financement ci banque bi nag du mën a jënd su mënut a jënd kam diggee loon ne ko danoo defal ma semence kooka bu waxtu wa jotee te mu am ay soxlaam su fekkee ne xaar na la ñëwuloo su ko keneen rombe da koy jaay semence yi. très bien semence nag xëy na jataay bi wane mayewu ko waaye daanaa firi lu ñuy wax semence ndax ñu bari dañuy dégg semence te xamuñu lu semence wundu. acca ñëwal bu ma ci mënee ñëw ma ñëw ci nga semence ci boppam dafa nekk loo xam ne nit ñi dañu war a xam ne semence xëy rek nga dem ci marché bi jënd ko ñëw teg semence dafay am ci recherche maanaam gëstukat yi ñooy gëstu jiw di ko gëstu ñetti at di ko gëstu ñeenti at di ko gëstu juróomi at ça dépend ci temps bi mu koy jox pour mën koo gis ndax ñoom dañuy def seen combinaison di changer jikko ji bu dee rendement 3 tonnes lay am mu fexe ba mu am rendement 4 tonnes su fekkee ne dafa ragal mar mu fexe ba mu ñeme mar su fekkee dafa ragal xorom mu def ci loo xam ne day tax mu ragal xorom mu ñeme xorom yooyu lay def ba génne jiw bu ko génne nag nangami at yooyu mu def ci moom dana ci dolliwaat nag ñetti at yoo xam ne du ko génne gun maanaam dana ci def jóge ci G0 dem ci G1 jóge ci G2 dem ci G3 jóge ci G3 dem ci jóge ci G2 dem ci G2 jóge ci G2 dem ci G3 muy 3 ans su demee ci G3 nag la koy soog a génne muy 3 ans ak at yam da ko nu gëstu tout à fait soog nu koy jox ñun opérateurs yi ñun ñu téye ko def ci base pré-base yi bu ñu ko jëlee ci def base bu jógee ci base dem R1 bu jógee ci R1 dem R2 mu ñetteel ñu su ko génne jox ko béykat bi très bien xam nga kooku am na solo mu ne su ko méngale ak loo xëy dem ca marché ba jënd ko te loolu nga koy bay lépp joxuñu la nga di ko bay am ci sa liberté bu nekkee ISRA li ñuy wax service semencier moo koy suivre ci tool yi di ko suivre ci stock yi bu ñëwee ci ñun service semencier moo koy suivre ci ñun da nga gis koo xam ne day bay ba pare sax service semencier ñëw ne tool bi moom mënul jiw éliminer na ko très bien da ngay dem ba collecté ko ba def ci sa magasin service semencier ñëw jël ay échantillon dem analyser ko ñëw ne la seko bi déclassé nañu man mii la Maram Badiane mas nañ ma fa déclassé seko boo xam ne 200 tonnes yu semence la woon daanaka damaa ñàkk séddale bi kañ lay door bon ginnaaw bu ñu waxee jiw nag mu mel ni jiw kon dañu war a xam ne lu ñu war a saytu la boo gisee nag ñun étranger xaw nu gêné tuuti danaa ci àgg tuuti moo di ñun bu ñu yoree suñuy jiw di ko ful dañ koy jox ay baykat ñi di leen encadré waaye gan gii su ko ñëw ci dëkk bi xàmmeewul jiw fu ñu def jiw ak fu ñu defu jiw lépp lay ramassé d'accord su ko ramassé nag yóbbu ko su ko defee jiw wi loolu tax ñu naan jiw wa dem na day manqué du gerte gi moo dem mais la ñu jëloon denc ko muy jiw ñu tànn ko di ko bay pour di ko ful loola gan ngay su ko ñëw te xamut système bi nu mu tëddee moo dem yóbbale ko taw ko woon a jóg nag waaye boo déggee ci néeg te moomoo néeg ba lëndëm dëgg la loola bu yóbbu d'accord dégg nga loolu moo ci am nga ne moon ci ñi ngi woon ci point boobu muy lu jëm ci wàllum bor bi ba nga wax ba mu jeexal ba ma naan la faaw sax ñu ñëwaat ci solution yi ndax li nga ko sëñ bi waxee sànq gerte
daf di lépp am solo. xotti ya boo demee tey Saalum yaakaar naa naaf yaa ña nga ko fa bàyyi ñi ki def diw gi mi ngi wax sànq ne faaw itam askan wi ñu gën di xam ni diw gi di jóge ci gerte gi dafa am solo. gis ngeen naafi gerte yooyu jigéen ñee góor ñi ci liggéey bari na kon faaw nag ñu defaat jataay secteur bi gën a set solution yi gën a bari ndax solution yooyu bu amee askan bi la fi amal ndax mi ngi koy wax sànq naan am na ci ñoo xam ne dina ñàkk seen liggéey te itam loolu du nekk loo xam ne ce serait très dommage donc faaw ñu dellusiwaat njeexantal yi ci li nga xam ne nag moom mooy solution yi kenn ku ne joxe sa kàddu gu mujj waaye itam joxe waale quelques solutions yoo xam ne amaana ñi liggéey ci secteur bi ñi ngi seetaan te itam bëgg nañ cee jariñu. bon loolu li ma ci wax moo di ne lii monsieur Ndong wax moo ci nekk problème am na waaye daf ne dama cee boole gëm yàlla effectivement boole naa ci gëm yàlla man yaakaar naa ne ndox tuur na waaye an bàq weesuwul waaye nag solution bi nga xam ne bii man moom laay njëkk a jàpp ne moo nar nekk solution moo di ne fi ñu toll nii faaw filière bi daje faaw nu lëlu producteur ba ca opérateur ba ca huilier ba ca exportateur ba faaw nu toog gan ña nag xëy na mën noo toog ak ñoom waaye du tee bu nu toogee daanu am lu leen yóbbante gan ñi mënuñoo bokk ci waxtaan wi bu ñu ñëwee man cee bokk waaye damaa xam ne tey jii suñu diggante ak ñoom amul benn relation bu ci dox boo xam ne bii xam nañ leen nu xam nu mais comme yéen a séq tool bi est-ce que jàppoo ne itam jot na ngeen toog ak gan ñi waxtaan non ñi ngi jël non ñoo dañu xamul gan yi dañu xamul xam nga fi nag koy woo waxtaan da ngay xam fu mu dëkk ak adresse dañoo xamul fu mu dëkk ak adresse ñaareel ba moom mooy dama yaakaar ne nit koo xam ne bu renee mu gane si la toog ñeenti at doo ko gis kooku aussi boo ko bëggee sóoraale ci loo xam ne at mu jot da nga koy liggéey dina am jafe-jafe beneen bi nga xam ne war nañ ko ci boole mooy def naa lël bi ñaari mbir lañ war a def benn ñun ñii xam ne dañuy ñoqi ci suñu poos ba ci suñuy ñàq di def ci gerte gi war nañoo toog waxtaan mais bu ñu paree dafa am koo xam ne ay la yoon il faut ñu toog ak moom mooy gouvernement bi parce que quand même moom mooy tëral ay yoon moo naan lii sañ ngeen koo def lii tere naa ko nii la ñuy defee te loolu aussi dafa indi ay gàllankoor beneen solution bi nga xam ne ay la yoon du ñu mën a def fii ci réew mi te loolu di jëntuwuñ ko mooy benn nan la ñu mën a def parce que mbir mi du affaire u njëg xam nga bu fekkee baykat bi am na 1,5 tonne bu ko amee xam nga kooku mun naa jaay 210 dootul wax sax 210 boo ko fayee 150 160 sax mën na ko jaay parce que gerte li ñu ci xamul mooy boo amee 1,5 tonne gerte presque am nga 1,5 tonne ngooñ bon productivité bi ma doon wax jiw ñu defaraat suuf si fexe ba baykat bi mën a jot semoir parce que semoir léegi ci jamono ji changement climatique yi bu fekkee ne bët sebbi na te amoo semoir di xaar Moodu mu pare baa nga xaar Joseph ba muy añ nga àbb ko semoir am da ngay perte te semoir fi mu nekk mu ngi jar 200 000 francs CFA xam nga kooku du baykat bu nekk ko mën a jënd tout à fait àll bi boo fi duggee ñoom ñi xam nañ ci dara semoir yi nga xam ne Senghor moo ko joxe woon ca jamono ONCAD am na semoir yoo xam ne ñu ngi fi ba léegi donc bu ñu waxtaanee war nañoo mën a seet ak banque bi seet ak gouvernement bi nan la ñuy def ba benn productivité suuf si jiw beneen ba ca mujj nag mooy ñun ñii fi toog il faut que ñu nangu bala ñoo bay ñu jaay tout à fait réew yi dox bay dafa dox xam nga mbayum gerte dafa nekk liggéey bi nga xam ne nit ki day bay rek après ne bon wàkkirlu naa ci yàlla xamul ban njëg lay jaay loolu nag war na fay dañ te loolu lu ko mën a indi mooy contractualisation en tout cas ñun ñeenti at a ngi nii ñu ngi koy def gis nañ ne am na njëriñ waaye nag il faut que gouvernement bi xaw a yaatal changer environnement bi fexe ba nga xam ne am na ay décret ay règlement
problème subvention yi mais pour gàttal rek xam naa ne productivité moom il faut ñu góorgóorlu ci acteurs yi il faut que ñu gën a toog ci biir Sénia càmbar ko fexe ba nga xam ne ku war a toog Sénia toog fa ku foorul toog ñu ñaanal la nga dem. jërëjëf kàddu yi am na solo mu mel ne ñu ngi ci cëppaandaw émission bi Joseph ma bàyyi la rek nga jeexale rapidement ci solution yi tamit. jërëjëf madame Dieng man de benn point laa bëggoon dolli rek si li sama ñaari naataangoo yi wax. mooy que dañu am benn interprofession. Sénia moom moo ëmb acteurs yi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy yëngu ci filière bi. mais nag Sénia dafa am ay prérogatives am yu bëri yoo xam ne moo ko doon dox yoo xam ne léegi. dañ ko génnee ci loxoom pratiquement féetale ko ministère de l'agriculture ci ay statut am même fixation wu prix bi acteurs yi ñoo war a toog waxtaan ba de manière consensuelle ñu jéem a juboo ci benn prix mais li ñu gis mooy at yi ñu génn yëpp daanaka ay instructions la ñuy jox conseil d'administration bi pour mu ñëw wax ko membres yi donc lii gën a am solo ci liy gën a dooleelaat filière bi ci toogaay boobu ñu war a toog ñun acteurs yi mooy Sénia ñu delloo ko gëddam mais Sénia doon loo xam ne dafay ëmb acteurs yi nga xam ne dëggantaan ñoom ñoo nekk ci filière bi exportation nag ñun bañuñu ko mais day fekk production bi am fu mu yegg production bi su yeggee foo xam ne industrie bi ak consommation locale bi mënu ko jeexal su boobaa ñu décider ban quota la ñuy exporter mu leer ñu ne ñun liñ soxla ci biir dëkk bi yëpp am nañ ko ba pare balaa ñuy jébaane suñu gerte bitim réew exportation boobu tam ñu xool ci yan règle ak yan charte lañ koy defee Sénégal tey n'importe qui mun na taxaw ne exportateur u gerte la baana mun na ñëw jóg dem jënd gerte commencé boole dajale di yóbbu ci chinois bi donc acteurs yooyu ñu identifié wul ñoom ñooy am ay comportement ci biir commercialisation bi yoo xam ne kenn mënu ko contrôler jërëjëf yaakaar naa ni kàddu yi rafet nañu bëggoon a wéyal rek ndax ku ne xam na ne kuy wax ci wàllum mbay nag doo jeexal ndax liñ ci war a wax dafa bari rawatina luy jëm ci wàllum gerte ku ne Sénégal tudd bassin arachidier bi ñu ñuy def terrain bi gis nañu lu jëm ci gerte ak la nga xam ne moom mooy njëriñam boo ñëwee sax ci réew tax yaa ngi ko fi fekk ñi naan kemb ñeneen ñi lañ ci ku nekk ak lañ ci bëgg gis nañu diw yi nga xam ne itam huiliers ñu ngi góorgóorlu di ko defar di ko jox askan wi ñu koy jëfandikoo ñeneen ñi ci wàllu beneen wàll bi noflaay bi tege mu mel ni daanaka gerte dafa bokk nag ci ñun waaye tamit jot na ni ngeen ko waxee ñu trouver solution ci jafe-jafe yi ndax itam jafe-jafe yi su amee dina laal semencier yi dina laal monde rural bi dina laal huilier waaye itam dina laal askan wi ndax bu nu jëlee yëpp yóbbu ko biti réew amaana itam dina doon jafe-jafe ci askan wi ma doon dalal Joseph Ndong nekk directeur bu collecte moom nag mu yëngu muy collecte West African Oil ñu lay jaajëfal bu baax itam ci teewlu bi mu ngoog beneen gan itam doonoon Modou Thiam nekk président UNIS nekk Union nationale interprofessionnelle des semences moom it mu yëkkati kàddu yu am solo defal ñu daanaka cours magistral ci wàllum jiwu ñu ko ciy jaajëfal bu baax waaye itam kàddu yu am solo yi ngi fi yëkkati mu ngoog jaajëfal itam bu baax ki feggoo woon ak ñun ci càmmoñ bi di Ousmane Ndiaye nekk directeur général ASPRODEP sëñ Ndiaye ñu ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf ñu ngi lay sant leen yéen tamit gërëm leen ci teewlu bi tolluwaay réew mi nag moo ko laajoon moo tax ñu def ci taxaw seetlu fii ci télévision Futurs Médias gerte geek tolluwaay bi mooy filière bi nga xam ne nag filière bu am solo la di masawaat itam bu baax a baax askan wi dégg ngeen ñi nga xam ne ñooy suñuy invité di gan ñi li ñu fi yëkkati ci ay kàddu jëmale ko ci coronavirus di ñaan borom bi rek nangu ñaan yemale ko fi waaye itam di ñaax askan wi ñu topp tegtalu kër docteur yi jaajëfal leen bu baax desandi leen ak programme yu télévision Futurs Médias jaa ngeen jëf ci seen teewlu